asalaamaaleykum. Midi Culture. coowul pétrole beek gaz bi président Abdoulaye Wade dina ci yëkkati kàddoom yu njëkk ki ko xamle moo di kon Assane Ba bokk ci comité directeur bu PDS fekk booba kon ñu doon amal waxtaan ni ki démb ca Diamniadio ci teewaayu président Macky Sall jëm ci doxaliinu pétrole beek gaz bi ñu bëri nag ñu fa nekkoon daal di koy rafetlu doomu jàngoro bi di Sida way di defi jéego ca Ziguinchor fekk booba kon l'hôpital régional ba fa nekk scanner ba diirub ñaari ayu bés a ngi nii mu nekk ci ab panne baccalauréat 2019 candidat yi kon soobu ci ñetteelu fan bi tey ji démb nag jàpp nañ ci benn candidat bu doon tricher jaarale ko ci WhatsApp sabar bi ñu wax kon moo amoon fële ca Touba naqar wu rëy la ca Mbàkke daal di jëlee di ngeen dégg ci biir Midi Culture kàddu yi Serigne Amsa Mbàkke moom Serigne Abdou Lahat ak Serigne Abdoul Karim Mbàkke li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan tey ñu nar a waxtaane kon doxaliinu jali bu ñuul ak kile di Fatou Mbaye ak li ñu def ci wàllu musique roi Douci bu Casamance nataal bi ak gan gi mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal ak Kati Ndiaye ñoom ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yeeg internet yu ñu suivre. mi ngi noonu kon leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi dooree waxtaan wi kon ak li nu duppee pétrole ak gaz bi ak waxtaan wi ñu doon amal ni ki démb ca Diamniadio. ca Diamniadio lañ ñu ko doon amalee ki ko doon jiite rek moom moo di chef de l'État Macky Sall am na ay participants yu nekkoon ci atelier boobule ku ci mel ni ancien ministre des affaires religieuses di Bamba Ndiaye Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra ak it imam Ahmadou Makhtar Kanté ñoom ñi la rek daal dinañu xamle ni initiative bi lee doon na lu am solo ñu bàyyi la ngeen teewlu leen. man dama foog ne yoon wi fii la maanaam buñ bëggee régler mbiru pétrole ak gaz ci waxtaan lañ koy régler ci toog di suivre te it pétrole gaz ay contrat am bokkul ak contrat wu ceeb loolu aussi nit ñi xamuñu ko man bi mbir mi jógee dama ci gëstu mais sama gëstu dafa ma may ma xam ne ndeke bu njëkk la nga doon wax ak la nga yaakaar ak li am du benn te loolu moo dal di ëpp ci Sénégalais yi loolu nag moo tax lu mel nii dama yaakaar ne lu am solo la. bu nekk gis nga ne ci référendum yi wax nañu ne richesse naturelle yi suñu moomeel la ñun ñëpp mais fa la yemoon kenn jëfewu ko alors léegi nag ñu daal di voter le premier atelier de mise en œuvre de la loi sur le contenu local moo waral daje bi ñu daje fi tey alors ñu mën ci ràññee deux décisions majeures mooy le COS énergie bi ñu doon wax nekk na dans sa phase de mise en œuvre c'est-à-dire le comité d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz yemuñu ci loolu nee nañ COS énergie dootul affaire état dañ koy ubbi à l'opposition politique ubbi ko à la société civile comme que ñun Jamra ci société civile la ñu yëngatu dontale bokk nañu ci kuréelu aar lu ñu bokk bi nga xam ne moo doon naqarlu la nébulosité bi waroon le problème du pétrole et du gaz alors ñun ba ñu jotee suñu invitation en tant que structure de la société civile de manière souveraine nous avons décidé de venir pour déglu ba xam la ñuy wax ndax dëppoo na ak seen i jëf voilà kon désormais ñun nous félicitons que le COS énergie état bi aki mootu ko démocratiser nañ ko léegi opposition politique bi am na ci place am société civile am na ci place am ñu fexe ba waxtaan yu mel ni ñu wàcce ko ci nit ñi wàcce ko ci askan bi wàcce ko ci ñëpp rawatina société civile di ko waxtaanee ci gox yi ci quartier yi fépp parce que lii réew mi yëpp la yitteel boobaa man suñu ma laajee sama xalaat mën naa ci joxe sama xalaat ci wàllu boobu pour que waxtaan bi bañ a nekk rek benn groupe ak ay experts ak ay ministres ak directeur agence ak programme yi mais mu nekk waxtaan bu citoyen boo xam ni réew mi yëpp dañuy comprendre ñu wàccee ko tam ci langue nationale yi ñu dem Fuuta waxtaan ko fa ci tukulër waxtaan ko ci Bawol ci wolof waxtaan ko ci mandeng yi waxtaan ko ci Joola man noonu laa gisee ni waxtaan bi noonu la war a tasaaroo. adduy Bamba Ndiaye ak Mame Makhtar Gueye ba ci imam Ahmadou Makhtar Kanté ñu des ba tey kon ci coowul pétrole ak gaz bi. ba tax na kii di ancien président di maître Abdoulaye Wade nag dina yëkkatiwaat ay kàddu jëmale ko ci li ni mel loole ki ko xam ne rek moom mooy di Assane Ba nekk membre du comité directeur bu PDS mu dolli ci ne secrétaire général bi moom nag moom moo daal di njëkk a wax ci li ni mel Assane Ba ñu ci micro wu Serigne Saliou Seck. Le 21 novembre 2014 le président Abdoulaye Wade moo fa jëkk woote ku fi waxtee ci affaire pétrole ak gaz dégg nga koom mais PDS moo la jiitu Abdoulaye Wade moo la jiitu le 21 novembre 2014 fee ci place de la nation yéen nga kase bi seen télévision yi ñëw na couvrir ko ak seen rajo bi man maa ngi kii ba léegi ak ñeneen ñëpp donc ñun bi ñu ci wax boobu kenn waxu ñi ci wax ak ñi ci bind yëpp gannaaw PDS lañ ci wax gannaaw Abdoulaye Wade lañ ci wax waaye dafa am la sax lu bees li bees li mooy la fédération nationale des cadres libéraux bind nañu président Abdoulaye Wade benn bataaxal ñu ni ko dañu bëgg mu prononcer wu publiquement ci
li nga xamante ni mooy problème mu gaz bi ak pétrole ndax lëmbaaje na yow bi la nga xamante ni moo ci responsabilité Macky Sall ak rakkam Aliou Sall ak la nga xamante ni moo ci doon responsabilité parti démocratique sénégalais loolu yëpp dañu bëgg mu siiwal ko ndax ñooy bëgg nekk fii di jiixi jaaxa laxasal xelu nit ñi ak di leen jëm a lëndëmal waaye li leer mooy ki nga xamante ni mooy Aliou Sall ñu koy jiiñ 6 000 milliards lekk na ko lekk ko problème mu justice la te kenn ku nekk xam nga ni réew mi justice bi dafa pare boor loolu kenn umpale ko waaye balay yàgg ci leeg ñaari fan ñetti fan dinañ def benn forum boo xamante ni le président Abdoulaye Wade dina taxaw wax askan wi wax taskatu xibaar yi wax société civile wax àddina gépp la nga xamante ni mooy responsabilité réew mi gouvernement bi maanaam ci mbirum gaz ak pétrole bii kooku bu leen si amul sax si sax yàggatul. mu nekkoon kàddu Yaasan Ba bokk ci kon comité directeur bu PDS ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benni simili. King FM partout et nulle part ailleurs. ñu utali Ziguinchor wax ci jàngoro jile di Sida mu mel ni mu ngi fay defi jéego. mu ngi fay defi jéego waaye nag daal di ne jóge ci 1,0 daal di jàll ci 1,5 waaye nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di consommateur drogue yi nga xamante ne rek dañu koy pikiro ñoom nag ñi ngi daal di xamle ni seen prise en charge médicale nag doon na loo xamante ne daal dinay jafe ba tax na rek alliance nationale des communautés pour la santé nekk foofule ca Ziguinchor ñi ngi doon sensibiliser nit ñi ngir rek ñuy daal di wàññi nit ñi jëfandikoo drogue yi nga xamante ne moom la ñuy pikiro. Angel Seck. feebar bii di VIH sida mi ngi gën di wéy di am doole fii ci région bu Ziguinchor bokk na ci li ko waral ñàkk boole ci xeex bi ñii di way jëfandikoo sinébar yi Maymouna Tall Gueye mooy conseil technique bu VIH sida bu région médicale bu Ziguinchor. boo jëlee VIH lépp ñu ngi ci 1,5 donc dañuy jóge woon ci 1.0 ñu dellu léegi yéegaat dem ci 1,5 drogue injectable bi mi ngi ci biir ñoom déjà dañu leen beddi ci société bi pour ñu ñëw dem ci centre de santé yi day jafe pour ñu faj leen parce que ñoom ñoo dul ñëw li tax du ñuy ñëw léeg-léeg ñoom ñooy am seen xalaatu bopp ne bu ma demee foofu dañ naan dof bi du ma ko faj drogué bi kii drogué la mënuma koo faj. xeex li nga xam ne nag moo di feebar boobule moo tax a jóg jii di waa alliance nationale des communautés pour la santé am na waxtaan bi nga xam ni sanc nañ ko fii ci Ziguinchor ànd ci ak wéy jëfandikoo sinébar yi ngir gën a yokk seeni xam-xam mu jëm ci xeex feebar bii di sida Alioune Badara Sow mooy coordonnateur programme boobule. ñu ngi wax sinébar yi nga xamante ne mooy crack mooy cocaïne moom mooy héroïne ay doomi aadama lañu suñuy doom lañu suñuy dëkkandoo lañu suñuy jarbaat lañu suñuy jigéen lañu suñuy mag lañu donc waruñu seetaan lu mel ne feebaru VIH di law ci biir askan woowu war nañ aussi sàmmonte ak seen àq ak seen yelleef moo tax ñu def ci biir programme bi benn caravane boo ko déggee rek doxu ñaxtu bu dul ñaxtu population yi waxtaan ak ñoom pour ñu gën a mun a xam lan mooy réduction de risque. li nga xam ni bokkoon nañ ci waxtaan boobule ñoom ñu yëkkati nañ ay kàddu sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat charte Sénégal ci lu jëm ci wàllu xeex feebar bi di sida rawatina ñi nga xam ni ñoo jëfandikoo sinébar. Angel Seck Ziguinchor King FM. di ko jaajëfal bu baax a baax Angel Seck di sunu ndaw la nu teewal kon foofee ca Ziguinchor la ñuy des ba tey tamit wax kon ci hôpital régional ba fa nekk. hôpital bi nag jamono ji ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe jëm rek ci scanner gi nga xamante ne jamono ji dafa daal di pan ci lu tollook ñaari semaine ba tax na rek ñi ngi daal di xamle ne li ko waral moom mooy ay problème de maintenance ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di la sous-section CNTS nag bu établissement sanitaire ba ñu ngi woo rek autorité yi ngir rek ñu daal di jóg ci mbir mi ni mel ni mu daal di gën a gaawee Simon Faye secrétaire général de la sous-section CNTS bu hôpital bu Ziguinchor mu ngi ci micro wu Angel Seck. loolu dama koy dëggal parce que scanner bi bu mu paaneeg léegi ëpp na ñaari semaine waaye li ko waral aussi bon moom mun nañu wax ne xëy na peut-être quelque part càggante la ci ñun suñu doxalinu structure bi lu tax parce que bon ci li ñu far ci ay weewu béy dañu amel ki nga xamante ne moom moo war a defar moom mooy war di saytu scanner bi maanaam di ko defal maintenance ba nga xamante ne kooku ñëwatul ñëpp xam nañ ne presque def na at bi nga xamante ne waa ji ñëwatul pour di jéem a saytu scanner bi machine boo xam ne nag de temps en temps da nga war di ko saytu pour di prévoir maanaam di sóoraale bu waree panne bu fekkee nag loolu amul kon ñëpp xam nañ ne bon tôt ou tard bu paane aussi moom désagrément yi nga xamante ne moom la ñu indil moom lay am donc loolu moom kenn naatable wu ko xëy na li ci métti moom mooy ñëpp xam nañ ne ci région naturelle bu Ziguinchor bi nga xamante ne moo polarisé Bignona Oussouye ak Goudomp bi ngay gis ni ak Ziguinchor commune ci boppam moom mooy seul appareil scanner bi nga xamante ne moom moo nekk ci région bi donc appareil bi bu paane fu mu toll nii ñëpp Kolda la ñuy dem te évacuation pour nga dem Kolda rek déjà xam nga ne koo xam ne ay poosam diisul
déjà pour nga war a fayaat pour dem ba Kolda dem defi scanner xam ngeen gis ngeen nu muy diisee ci population bi donc en tant que partenaire social aussi nekk na loo xam ne lu may méttitlu donc mu nekk loo xam ne dama koy méttitlu. ñu wax ci wàllum njàng ak njàngale rawatina l'examen baccalauréat bi nga xam si ndongo yi soobu nañ ci tey lañ ci am ñetti fan. ba tax na rek dañu leen tere woon ngir ñu indi ay portable ci seen centre ya waaye nag daal dinañu seetlu ni benn xale rek bu féetee foofu la ca Fatick nag dañ ko daal di teg loxo li ko waral rek moom mooy dafa daal di indi portable am ci centre yi doon jéem rek tricher jaarale ko ci WhatsApp loolee ma nga amee ca lycée Diogueye Basile Senghor bu Fimela féetee foofu la ca Fatick moom candidat bi da doon waxtaan nag ab benn xaritam ci WhatsApp jëm rek ci benn sujet épreuve dissertation wàllum français. loolee soree lool kon ak baccalauréat ba foofee ca Ziguinchor mu mel ni lépp ngay jaar yoon ba fii. lépp ngay jaar yoon ba tax na rek lu tolloog 12000 candidats la ñu daal di wasaare ci lu tolloog fanweer ak juróomi centre ba tax na rek jotoon naa am ay tuuti taw waaye nag li nga xamante ne moom moo di ay incident noté wuñu ko fa benn yoon secrétaire bu IA bu Ziguinchor Fatou Cissé mu ngi ci micro Angel Seck. Ziguinchor am nañu 12566 candidats ci candidats yooyu am nañu 6071 yi nga xam ne ay doomi jigéen lañu ci 35 centres la candidats yooyu di composé muy 45 centres ci académie bi loolu am nañ ko mais tout se passe normalement parce que ci centre yëpp fu ñu jaar ak gouverneur nee nañ daal épreuve yi ñu ngi déroulé dans de bonnes conditions retard yi ñuy wax xëy na dañu doon ragal ndax taw bi xaw a sooxe tuuti examen mais amul benn problème xam naa ay xale ñoo am retard mais loolu aussi c'est indépendant de leur volonté mais ñëpp daal tout est entré dans l'ordre fu ñu dem daal macha allah mais aussi force de sécurité constaté nañu fépp am na force de sécurité pour sécuriser examen bi centre yëpp yu ñu jaar ci biir Ziguinchor mais aussi dans les autres centres de l'académie aussi amaguñu fu ñu ne amul force de sécurité donc tout se passe pour le moment ci début bi la mais bu ñu demee nii courant bi am na courant tout se passe bien. noonu kon nekkoon kàddu ya Fatou Cissé nekk secrétaire généralu inspection d'académie ba nekk ca Ziguinchor Midi Culture 12h12 ñu woyal kon wax ci sabar bi ñu wax ni moo doon am ca Touba. ba tax na rek kii di xalif général di Mouride nag daal dinay mer ndax moom jàpp ne ne loolee àndut benn yoon ak li nga xamante ne moom moo di principe ville sainte boobule di Touba ndax dañu fay tere lépp rek lu jëm ci wàllum musique wàllum pecc wàllum drogue wala itamit ay activités sportives Serigne Amsatou Mbacké Abdou Lahat ak it kii di Serigne Abdou Karim Falilou daal dinañu yëkkati ay kàddu ci li ni mel. naqar gu ànd ak gàcce gu rëy ci li xew fan yi ci Touba muy ñu warew yoon te jàddu yoon ñu war leen tegaat yoon dellu seen ngir ñu dox ca anam yi gën a rafet dëkk bi sañci wuñ ko po dëkku jaamu yàlla ak liggéey sëñ Touba mi ko sañc loolu la bëggoon xolofaa yi ko wut yëpp ci lañ nekkoon sëñ Abdou Lahad nag bi mu ñëwee dafa terepp lool ba tudd droit du tëgg tudd fecc tudd drogue tudd kars tudd naan sàngara mu mel nag fecc mi dafa dellu si wér te ña ko waroon a tere ñoo koy def ak ñu koy defee seen i kër loolu nag jékkul jeedu rafet ku ñu tudd sëñ Touba waru ko def rawat nag ku ñu tudd sëñ Abdou Lahad gannaaw lu bon lu ne moo gën ci dëkk bi bu dellu si waat ci dëkk bi war ci jaar ci njabootam dafa mel nag lii ci njabootam la na jaare ndax liñ ma yónnee te ku nekk France yónnee ma ko ku ñuy wax Thierno Mouride ñetti vidéo benn rafetu ci suñu doomi boppa ci nekk di fecc loolu nag du yar du teggin du ngor du diine ci ko bokk ci sëñ Abdou Lahad ndax koo xam dañ lay teral ngir diine waroo sàggane diine koo xam dañ lay teral ngir murit waroo gàccal yoonu murit te jëf ji moom gàccal na yoonu murit gàccal na diine loolu nag maa ngi koy naqar lool fa sama kàddu yam xam naa ku ma gën a for kàddu dana jóg muy xalifatul am wax dara ji dëkk bi ngeen ko fonk bu baax fii ko fonk tey ndaw boo guddee fan ci teraanga rek ngay ku ko fonk di nag te si Amadou Bamba mënu yaakaar nun ñëpp foofu soos suuf de ku ko fonkul loo ma wax ne fonk nga ko ci yoon wi du ma ko gëm kon nag leen ci góorgóorlu ma leen di fàtte mukk ngeen mën a teg seen tànk xam leen ne suuf si la si Amadou Bamba tëdd Midi Culture midi moo jot ba tegal fukki simili ak ñeent ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou nuyu naa kat ak auditeurs yu King FM. maa ngi lay fay bu baax Kumba Ba dañu koy daal di tàmbali foofule rek ca Libye lu tollook ñeent fukki doomi aadama daal dinañu ñàkk seen bakkan ci ab cong aérien gu amoon foofule. ñeent fukki migrants comme ni nga ko waxee ñoom ñoo faatu ci frappe aérienne boobu nga xam ni ñu ngi ko amal ci ab centre de détention bu nekk ci banlieue bu Tripoli capitalu réewu Libye cong googu nag jamono ji askan wa ki ñu ko jiiñ moom mooy général Khalifa Haftar ndax nee nañ jamono ji armée ba ci ay waawam lay wéy te moom ñetti weer a ngi nii muy jéem ngir nangu capital ba gën ngaa néew nag juróom-ñaar fukki doomu aadama jëlee nañ ay gaañu ci cong boobu bu ñu sukkandikoo ci porte parole service d'urgence ya ab
enquête nag ibbi nañ ko ngir xam ñan ñoo def lu ni mel mën leen a yóbbu ci kanamu yoon ba àtte leen. ñu dem foofu la ca Soudan ay manifestants soudanais nag jamono ji li ñuy waajal moom moo di ab journée de la désobéissance civile. journée de désobéissance civile wala nationale muy ñaareel bi kon ñu namm ko amal fukki fan ak ñeent ci weeru juillet bu ñu nekk ci ab article boo xam ne publié nañ ko ci Facebook nag ñoom Alliance pour la liberté et le changement di kuréel bi nga xam ne moom moo juddu ngir xeex ba ay coppite am ci dëkk ba ñoom nag manifesté ya ba fii ñoom ñoo ko doon jiite waaye déclaré nañ ni dàquñu benn yoon def ab grève politique totale ci secteur professionnel ba ak it ca capitale ba di Khartoum waaye nag ci yeneen province yi nekk ci dëkk ba yépp ñaareelu grève bi nag kon boobu lañ ko namm waaye laata le 14 boobu dañu ne fukki fan ak ñett di samedi ba dañuy woote benn manifestation de masse di ci woo seen askan yëpp boo gisee nag ñu jël yile dogal yëpp nee nañu dañoo bëgg weñ loxo généraux yi nga xam ne jamono ji ñoo nangu pouvoir ba ngir ñu delloo ko ñi di administration civile ba. ñu jeexalee ko ak ñi nga xamante ni ñu di dirigeant bu Union européenne daal dinañu dajaloo ngir rek indi ay coppite jëm rek ci seen wàllum négociation. démb lañ daje woon ndax dañu ne jot na ngir ñu teg équipe bi nga xamante ni bii moom moo fas yéene jiite kuréel gi di Union européenne ëmb réew yi Europe yi kon nag ci juróomi at yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ba sax jëwriñ ji ñu dénk wàllu défense ci réewu Allemagne di Ursula von der Leyen moom nag nee nañ ko moyul moom la ñuy jox présidente commission européenne ba kii di naataangoom bi di Christine Lagarde moom mi jiite FMI jamono ji nee nañu njort nañ ni moom la ñuy jox présidente bu banque centrale européenne gannaaw ay accord yoo xam ne réewum France sekk na ko ak réewum Allemagne waaye ba fii daal xar kanamu candidat yi ak naka lañ leen di tànnee nekk na problème ci kuréel googu kat yi tey fii la ñu yem ci xibaar yi ñeel bitim réew. ngërëm ñeel na la Kumba Ba gannaaw faram fàccee xibaaru biti réew yi ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi dañuy soobu ci pàcc bi nu jagleele seen xibaaru Coupe d'Afrique. ba tax na li ci gën a fës rek moom mooy di Mbaye Jacques Diop nekk conseiller technique en communication bu ministre des sports daal dinay def bilan jëm rek ci phase de groupe yi nga xamante ni moom moo daal di am foofule ca Égypte waaye itamit rek sénégalais yi nga xamante ne jamono ji tàmbaliwaat nañu wóolu ki nga xamante ne moom moo di Sadio Mané rubrique bi ki ko def moom moo di Papa Ma Jaxate Sax. dal leen ak jàmm ci seen xibaaru Coupe d'Afrique. phase de groupe Coupe d'Afrique des Nations bi jeex na ni ki démb xam nañu léegi affiche huitième de finale yi vendredi 5 juillet lay tàmbali Maroc dina tase ak Bénin Ouganda di laale ak Sénégal 6 juillet Nigéria di tase ak Cameroun bi champion d'Afrique en titre Égypte mi dalal compétition bi di laale ak Afrique du Sud 7 juillet Madagascar ak République démocratique du Congo ñooy tase beneen jongante bi Algérie ak Guinée lay doon 8 juillet lañu koy jeexal ak Mali Côte d'Ivoire Ghana ak Tunisie. seen xibaaru Coupe d'Afrique. ci tàmbale Coupe d'Afrique des Nations bi bëri woon na ay supporters yu Sénégal yoo xam ne tàmbale woon nañoo découragé waaye ginnaaw ba sunu gaynde yi daal di qualifié ci huitième de finale yi seen confiance daal di dellusiwaat ba ñuy ñaax gaynde yi ñu gën a góorgóorlu. waaw am nañu tuuti espoir xam nga donc gis nañ déjà am na beneen 11 buñ ci génne donc am na changement yi am na lu mu waral indi na benn apport offensif boo xam ne am na lu mu ñu indil mën naa ne on reste d'une part dans notre fin mais aussi am nañ yaakaar quand même. Sénégal li ñu war def moom mooy suñu football su gaañ rek violence doole ñu def comme ñoom su amee benn but wala ñu am ñu gaañ leen balaa ñuy song arbitre ñoom ñu wër arbitre bi aussi war na leen lii coup franc la match ba le passé algérien yi dañuy wër arbitre bi menacé ko su ma gën tiré coup franc ñu menacé ko Sénégal ñu def loolu xama lan la mais man dem bi ñuy football sama xel dafa tabax yaakaaroon naa ni Kenya moom ñu gagné daal parce que bu ñu xoolee statistique Kenya pratiquement moom ñu gagné seen résultat bu gën a baax nii la boo xoolee ñoom bu ñu football ak ñoom sax bañ dugal bi xam nga mais man j'étais serein daal tranquille gan gi seen xibaaru Coupe d'Afrique di dalal tey Mbaye Jacques Diop doon journaliste sportif doon it conseiller technique en communication bu ministre des sports Matar Ba moom mi nekk ci Égypte Mbaye Jacques Diop ñu ngi lay nuyu jamono ji nga nekk ci Égypte ci wetu gaynde yi ñu gis ne premier tour bi daal dinay jeex tey jii ana ban jàngat ngay def ci niveau jeu ci premier tour bi. premier tour bi niveau bi dafa baissé lu tax niveau bi baissé nag loolu nag mun nañ ko xaymaa ci benn fànn parce que bu njëkk soo xooloon Coupe d'Afrique bi dañ daan dem ak 16 équipes. ren pour la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations ñu dem ak
presque 24 équipes gis ngeen ci ay équipes yoo xam ne c'était leur première participation ku mel ni Madagascar mais n'empêche que dafa def surprise parce que moom moo génn premier de sa poule ku mel ni par exemple Mauritanie gis ngeen première match am dafa jël presque une claque devant le Mali 4-1 donc niveau bi il faut avoir le courage et l'intérêt dafa baissé wu bu fekkoon ne 16 équipes yi rek tey duñu dem 8e de finale dañuy dem directement au quart de finale donc dina gën a relever le niveau de jeu. Sénégal qualifié ci 8e de finale yi war a tase ak Ouganda critique yi bari na ana nan nga gisee équipe bi. critique du ñàkk parce que sénégalais moo mel noonu du ñu am satisfaction mukk parce que de tout le temps dañ lay wax ne nous ne sommes pas satisfaits par exemple sur le projet de jeu mais je pense que le plus important moo doon d'abord objectif bi et mun nañu ne entraîneur bi atteindre son premier objectif moo doon de passer le premier tour même su fekkee ne on a eu une défaite face à l'Algérie il faut relativiser parce que défaite boobu baax na gis ngeen démb xale yi aussi pratiquement l'entraîneur a essayé de changer son équipe am na ñu mu titulariser ñoo xam ne mosu ñoon xalaat ni dañ leen titulariser gis nañu aussi que ils ont fait un très grand match gis nañu Sadio Mané il a été pratiquement homme du match gis nañu Saviette ku mel ni aussi ñoom Saliou Ciss ñoom Lamine Gassama cela veut dire que équipe bi sur les 23 comprendre que l'entraîneur a doublé tous les postes ba tax na la preuve du gardien bi blessé à l'échauffement gis ngeen ki ñëw donc Sabali gaañu gis ngeen ki ñëw Saliou Ciss aussi il est venu donc loolu moo lay won ni donc am nañu niveau de jeu maintenant c'est des matchs couperés amatul calcul amatul dara da ngay gagner wala nga ñibbi maintenant je pense que l'équipe du Sénégal va essayer de relever son niveau de jeu n'empêche aussi il faudrait que ñu xam ni équipe bi am na mental bu baax. ngir jeexal ndax am na benn anecdote boo xam ne mën nga ñu ko nettali ci li nga jot a fekkee ci Coupe d'Afrique. am na benn anecdote bu ma marqué mooy bi ma demee Coupe d'Afrique des Nations 2004 ñu am fa benn incident bu ndaw parce que Alassane Samba Diop boobu mi ngi représenté la RFM ñëw après. Le chargé de la communication Abouba bi nga xam ne jarbaatu Ayaatu la woon am ak moom altercation bi ñu amee altercation man ma dugg ci après bi ma ci duggee aussi ma poñe Abouba bi ma poñe Abouba après incident bi mu paree ñu ne dañuy nangu sama accréditation au moins delloo ma sama dëkk léegi ma ne leen loolu mënul am parce que man je suis venu comprendre nga en tant que sénégalais mais en tant que journaliste après il a fallu que ay ñoom Badara Mamaya Sène ñoom ñëpp ñu ne ma nag léegi il faut nga ñëw excuser de wu le gars publiquement ma ne leen su ma ko naree def jaral na ma dee mais du ma ko def parce que waa ji comprendre nga daf ñu war doon won ni moom il est maître ici mais nous aussi nous sommes des journalistes loolu anecdote yoo xam ni la dund naa ko ci Coupe d'Afrique bi quoi. 4-4-2 c'est la tactique. lii lañ leen indiloon ci seen rubrique seen xibaaru Coupe d'Afrique dig leen daje ëllëg ci beneen numéro. Africa Unit. jaajëf Pam Jaxate Sarr gannaaw faram fàccee kon xibaaru tàggat yaram ñu jàll ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee kon def ab taxaw seetlu jëmale ko ci Jali bu ñuul ak Fatou Mbaye. ñoom nag nga xamante ne jot nañoo def lu am solo jëm rek ci musique sénégalaise waaye tamit nekk benn couple boo xamante ne bokkul ak yi ñuy faral di gis nag ñoom ñi la daal dinañu jot a génne album yu bëri waaye bi ca gën a siiw moom moo di Mbiri nañu teewlu détails yi ak ki nga xamante ne moom moo di Fatou Sow. tey nag Jali bu ñuul ak soxnaam sii di Fatou Mbaye lañ leen di xamleel seen ay jaar-jaar ñu prouvé lu bari ci wàllum musique nekk ay ndaanaan yoo xam ni fu ñu tëll ci kaw seen bégal ñépp. billaay Fatma yow lay woo jarbaatu jale ngoogu faak jaañ moo sa yaay doy nga ma waay manul neexul loo ragal dalay gaañ waay lank sa jëm Sénégal ne af daay waaw Serekunda. ginnaaw bu ñu tàkkalikoo woon ci diiru juróom-ñetti at ñoom ñaari artistes yi nekk ñu inséparable dikkaat ci seenub séparation. ndog bu amoon suñu diggante yàlla dogal Fatou Mbaye ak Jali àndatu ma leen di woon ne loolu ndogalu suñu borom la yàlla mooy def diggante bu jeexul kenn mënu ci dara yàlla li mu ci tuddoon mooy tey Jali fu mu dem bu woyee dañuy wax ne Jali li ngay woy neex na mais bu ci Fatou Mbaye bokkoon mu gën a neex bu Fatou Mbaye demee woy ñu ne ko Fatou Mbaye li ngay woy neex na mais bu ci Jali bokkoon mu gën a neex kon léegi ñu dem ba léegi ñoo ngi ñuy tudde ay siamois. album yu bari lañ fësal daje bi ak yeneen waaye mbiri doon na la nit ñi gën a ràññee. mani mooy duube sama diggante nga mbiri xale maa fa jaar booba xamaguma si maanu naa ci kooku. Jali bu ñuul ak Fatou Mbaye ñaari ndaanaan yu ñëpp ràññee ci milieu musical bi bari na lu ñuy toog duñ leen dégg waaye saa bu ñu fëlee wone lu neex ñëpp.
ngërëm ñeel na la bu baax a baax kon Fatou Sow ñu daal di jàll waxtaane li ñu duppee kon roi d'Oussy bu Casamance. roi d'Oussy bu Casamance nag moom daal di nañu jàpp ni moom rek moom mooy intermédiaire dox ci diggante yàlla ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy doomu aadama yi ba tax na rek li muy daal di gën a def foofu la ca Casamance moom mooy dox rek ngir gën a jubóole ñi nga xamante ne ñoom ñoo di communauté yi Oumou Hakim Athie. Casamance bokk ci dëkk yi gën a rafet fii ci Sénégal waaye it ñu denc yenn ci seen ay tradition bu ci mel ni buuru Oussouye ñi koy woowee man buur bile bokk ci li koy màndargal yére bu xonk ba muy sol bale ba muy yoxe saa su ne waaye it tabure ba muy toog di ko topp fépp fu mu dem yére bile mën na ko changer waaye mbaxane ba moom kenn du ko changer buuru Oussouye am ay taxawaay yu bëri digganteem ak askan wi François Diédhiou di ñu gën a xamle ak yenn ci rôle yi buur bile am. Il doit aussi jouer le rôle. mu bokk ci liñ ko sas muy fexe ba jàmm di am diggante communauté yi waaye it lépp lu aajowoo ci sécurité alimentaire moom moo ko war a sàmm dafa war a jàppale képp ku nekk ci jafe-jafe wane loolee bu koy def da koy def ci suturam. Son appartenance. buur bi leen nekk intermédiaire diggante nit ñi ak yàlla bi ñuy woowee atamit ci joolaa depuis 2000 ba tey kii di Olivier Diédhiou ñu koy duppee Sibili Mbaye moom moo fa nekk buuru Oussouye buur bile di symboliser lii di culture Casamance waaye di participer bu baax ci liy ñoŋal diggante yi. ñërëm ñeel na la bu baax a baax Oumou Hakim Athie Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xam lekk Cheikh Ndigal Lo mu nekk nag ab woykat goo xamante ne daal dinay def lu rëy ci culture sénégalaise waaye itam li tax nit ñi gënoon koo nemmeeku moom mooy rek ci colinam ba tax na rek portrait kii ñu ko defal moom mooy Ndeye Mati Dia. bi muy doon gune gu ndaw la bëgg musique ñaari waajuram di ay sénégalais Cheikh Lo gane ci àdduna booba Jalaso di ab village bu ndaw bu nekkee ca Burkina Faso ci xaleem mu tàmbalee jàngal boppam guitare ak batterie mu jëntal ga mu bàyyi jàng ngir bëgg a doon tëggkat orchestre Volta Jazz la Cheikh Lo nekkoon di fa def pop cubain ak congolais laata muy ñëw Sénégal ci atum 1978 jàng fi mbalax. aduna doxul ne ne kuy baawal li coow li bëri bëri lu mu bëri selew ne ko ndiix wan jëmërë daal ku boone guitare ga mu doon joué ak ay groupe ivoirien ak français moo ko may ci atum 1987 mu jot a enregistré ay morceaux ca Paris jamono di dox ñamu àndaloon ca Paris tàqaliko moom Cheikh Lo mu des fa di def musique boppam boole mbalax ak reggae Cheikh Lo wala Cheikh Ndigal Lo ci ni mu bëgg ñu koy woowee taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall bu xobe la li lee tax ba mu def ay rasta di takk laxasaay foo ko fekk même ba ci kaw seen ci réewum tubaab yi ay wayam nag boroom xel yu sell yi ñoo koy déglu ndax du ku nekk moo mën a jëli fi Cheikh Ndigal Lo di waxee. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Ndigal Lo, faut boire de l'eau. Oh, aji ñëwal. ñu ngi koy jaajëfal bu baax Ndeye Mati Diagne daal di jàll ci ki nga xamante ni moom moo di ganu bis bi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal kon Ibrahima Khalilou Ladia nekk ñu gën koo xam kon ci Dizy nekk réalisateur moom sax ay vidéo Ngaaka Blindé yu bëri moo ko defar laaj ak tontu dox na digganteem ak Kati Ndiaye. Ibrahima maa ngi lay nuyu. maa lay nuyu Kiki. ci fàttali nag tey yow yaay suñu gan ci Midi Culture nga nekk ab réalisateur. kontaan naa ci dalal bi. laaj bu njëkk bi ñu lay laaj mën nga noo wax nan nga def ba taxawal sa entreprise de production. biñ ko commencé ak léegi yàggul torop yàgg na yàggul. ñu ngi commencé woon ci benn téléphone nii yoroon benn téléphone nekk ak Kinési sama benn copain rappeur bu nekk Reptile nekkoon doon jéem a def ay vidéo dem ba benn instant affaire yi commencé nekk benn affaire bu sérieux xam nga ma commandé benn caméra bu ndaw nii benn Lumix commencé di def ay clip gars yi commencé apprécier après noonu la affaire yi demee quoi ba tey yàlla def ma nekk ci réalisation bi à fond quoi. ñu gis ni li ngay def ay clip moo ëpp lan moo tax choix boobu. loolu moom du sama choix parce que réalisateur bu nekk bëgg na di
def ay série ay publicité ay clip damay def ay pub damay def ay kii bon nekkaguma ci série yi maa ngi ci clip yi ak publicité yi de temps en temps quoi parce que gars yi ci clip yi lañ ma gën a xamee mais au fur et à mesure ngay def ay clip di avancer xam nga di nga gis ku la contacter wax la ay série pour nga réaliser benn série et tout tu vois donc mu ngi noonu quoi affaire yi daal step by step la quoi man moom yaa xamtiwuma dara incha allah. si clip yi ngay def danoo seetlu ni li nga siy def ay signe franc-maçonnique dafa bëri est-ce que li ngay def da nga koo xam wala toppandoo américain yi moo la ci dugal. signe franc-maçonnique kay non même pas non toppandoowuma kenn man moom sama liggéey bopp laa yor te ay intellectuel nañ jàng nañ ba yenn niveau yi yaa ngi comprendre donc am na yoo xamante ne nii ñun buñ ko defee suñu choix la quoi pour ñu def ko ak choix wu artiste bi donc des fois c'est juste pour émerveiller gars yi quoi parce que def ay affaires yu bees génne ay affaires xam nga des fois gars yi dañuy jàpp ne affaire franc-maçonnique la mais bon c'est pas un truc franc-maçonnique c'est juste de l'art. tey jii en tant que jeune entrepreneur nu gisee xale yi nga xamante ni rek ñu ngi dugg ci mbir mi ni mel jamono yi. Sénégal bëri na ay entrepreneur mais bon suñu njiitu réew yi ñoom ñoo ñu jàppalewul bu baax quoi parce que nit li nga bëgg a jóg pour entreprendre doo am benn fonds wala benn moyen boo xamante ne ni dina la dimbale pour nga mun a taxawal li nga xamante ne ni moom ngay soxla yaa ngi comprendre donc c'est vraiment dur d'entreprendre ici au Sénégal métti na trop mais gars yi moom affaire yi moom da ngay gëm sa bopp quoi tu commences avec les moyens du bord pour terminer ci benn affaire boo xamante ni au moins mooy loolu man daal loolu laa am pour conseiller bépp jeune xam nga gëmal li ngay def am ci passion xam nga dem nga doxal li ngay doxal quoi man gëwuma ay nit boo xamante ne ni yow nga ne yow da nga am loo xamante ne ni da nga ko bëgg ci sa life que ne yow doo ko def quoi am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy xool lan moo gën a dox pour ñu dem liggéey ci wala loolu alors que affaire bi du loolu affaire bi lan la mooy passion amal passion ci li ngay def mën ko nga dem nga dugg ci nga jox ci à fond incha allah yàlla dina la ci fay li nga xamante ne nii moom mooy sa don li nga xam ne yaa ko moom quoi incha allah loolu la quoi loolu la amoon lu may wax ci loolu. Ibrahima ñu ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi lay remercier kii bu baax a baax. ci fàttali yow yaa nekkoon suñu gan ci Midi Culture. ngërëm ñeel ko bu baax a baax Katy Ndiaye kon doon dalal ganu Midi Culture di Dizy ñu jeexale kon jotaay bi ak wàllu musique. wàllu musique la ñu koy tëjee ak woy Youssou Ndour bi la di My Child. maa ngi lay jaajëfal bu baax yow it Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yi internet yu ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture. di jaajëfal bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kader Lo ak Dominique digital Yacine Pouy léegi kon DJ Cool mooy ñëw woyal King Feeling lu mooy loolot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yem bu mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.